téléspectateur yu ITV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fi tey jii ñu am mbégte dalal Abdoulaye Ndao nekk président d'honneur de la Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle Abdoulaye Ndao tamit moo jiite association des médico-droguistes phytothérapeutes herboristes opothérapeutes traditionnels du Sénégal ñu fas waxtaane lépp lu jëm ci wàllum fajum cosaan médecine traditionnelle ndax démb rek nañ doon célébrer lu ñuy wax journée africaine bi ñuy jagleel wàllu médecine traditionnelle solo gi lan moo ko lëkkale ak Covid-19 ndax médecine traditionnelle mën na si indi saafara loolu yëpp doyen bi di Abdoulaye Ndao dina si indi yaatal ci bile émission si kanam tuuti mbokk téléspectateurs yi mu ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 32 32 88 628 32 32 Abdoulaye Ndao maa la dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick ñu lay nuyu di la ziar. di remercier di la sant si dalal ñu dalal fii si rajo bi. di nuyu si télé bi ITV. di nuyu kilifa yi nga xam ñoo jiite service bi ak collaborateur yëpp ñu leen nuyu di leen ziar. di leen balu àq di leen balu àq. alors ci kanam tuuti daañ ñëw bu baax a baax ci thème bi. mais d'abord Abdoulaye Ndao yow yaay président d'honneur bu fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle laataa sax may ñëw ci boobule fédération dama bëggoon tuuti nga leeral suñu mbokku téléspectateurs yu ñuy seetaan ci Eutelsat ci canal ak ci TNT association des médico-droguistes phytothérapeutes herboristes ak opothérapeutes traditionnels du Sénégal mooy lan. waaw association boobu. dafa lëmb ñëpp ñoo xoox ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu si faju cosaan. moo xam day utiliser gàncax. wala day jëfandikoo wala day jaay ay garab. xam ko di ko jaay. waa ilaa ni muy jëfandikoo si fajam mi ngi jóge si ay mala. yooyu ñëpp ñoo lënkaloo. ak droguiste ñi nga xam ne. tamit seen i garab ñu ko jëlee si géej. si ay xoor si yu mel noonu lañ koy jëlee. si la règne minéral lañ koy jëlee. alors médico-droguiste. médico-droguiste mooy loolu mooy ñi nga xam ne. mooy ñool waaw alors phytothérapeute. mooy ñi nga xam ne seen i garab ko jëlee si gàncax yi. herboriste. herboriste ñi xam garab di ko jaay. opothérapeute traditionnel du Sénégal. opothérapeute mooy ñi nga xam ne seen i garab. ñu koy jëlee si lépp jëm si xeetu mala si mala. waaw. kon am na ay façon garab daal yu nekk daal yéen si yooyu ngeen di yëngu. nekk na lu am solo alors fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle mais seen secteur bi bëri na coow de. waaw loolu sax daan si ñëw alors dem nañ doon màggal bis bu ñu jagleel journée africaine de la médecine traditionnelle comme nu ko OMS digle sous l'égide de l'UA di Union africaine. alors médecine traditionnelle dem ñu ko doon célébrer. lan lay mandargal si yéen. journée africaine de la médecine traditionnelle. waaw dafay manqué rek benn fierté. boo xam ne ak benn yëg bu ñu yëg faju cosaan. bu demee ba OMS décrété ko ne at mu jot bu ñu tolloo si fanweeri fan ak benn si weeru août. na Afrique yëpp jóg màggal médecine traditionnelle kooku ñun dañuy fierté si ñun. fierté la si ñun tamit mbégte la si ñun tamit xam nañu am nañu gis-gis ak yëg-yëg si wàllu faju cosaan bi. autorités yi loolu tax. alors gis nañ fajum cosaan am na si ñi nga xamante ni vraiment ñoom bëgg nañ ko te fonk nañ ko bu baax a baax alors dem si seen waxtaan bi muy askanu Sénégal ak ñeneen loolu sax daañu ko yaatal ci kanam tuuti alors si seen waxtaan bi bokk na lu si gën a fës mooy vraiment ngeen réglementer seen secteur bi ngeen assainir ko ndax gis nañ ñi yëngu ci wàllu médecine traditionnelle docteur Abdoulaye Ndao sakkan ngeen macha allah te bëre ngeen ku nekk ni dafay fajum cosaan. waaw loolu nga wax moo am sax El Hadj Malick constat boobu nga def moo am. si secteur médecine traditionnelle. boo seetloo démb dañu célébrer journée africaine de médecine traditionnelle. thème bi nga xam ne moom la OMS joxe mooy la contribution potentielle de la médecine traditionnelle à l'effort de la réponse à la Covid-19 mooy faju cosaan bi ban taxawaay la mën a indi ci xeex bi ñuy xeex coronavirus. très bien loolu sax moom mooy solo waxtaan si. loolu mooy thème bi boo indee réglementation
dañuy mën a ànd. thème bi ak kii bi ndax médecine traditionnelle li mu war a mën a indi si wàllu feebar bii di corona dafa bëri. ah bon waaw bëri na. bëri na waaw mën na si indi wàllam. am na si réponse bu am solo. mën na si am réponse. oui. mais réponse boobu mënul nekk. lu tax. waaw parce que xam ne dara ne di nga war a mën dara te du mën a nekk. mais lan moo tax yéen ngeen am si réponse te mbir mi mën a nekk te feebar bi sonnal askanu Sénégal. sonnal àdduna bi loolu mooy wax ji nag ndax boo seetloo ñaari fànn la ñu mën a nat fa mën a wax ne faju cosaan bi mën naa indi contribution si feebar bi. benn bi si wàllu fàggandiku bi la benn bi si wàllu soin bi la bu fekkee ne si wàllu fàggandiku di prévention te ko xam prévention xam nga ne sensibilisation la information communication ak éducation. loolu maanaam day renvoyer ak IEC aussi. IEC bi lay suñu taxawaay si wàllu prévention bi te suñu taxawaay si wàllu prévention mooy comme ni ko ñëpp defee rek ni ko imam yi defee. ni ko kilifa diine yi defee ni ko ASC yi defee ni ko citoyen yi defee. wax ni ñu ñaax leen si li nga xam ne moom la ñu war a mën a fàggandiku pour kii. loolu ñëpp koy def loolu man. mais man lan laa bëgg a xam doyen Abdoulaye Ndao mooy médecine traditionnelle mën nañu si jaar feebar bi jógee si àdduna bi. léegi si wàllu prévention laa la doon wax. oui. mais wàllu prévention sax mën nañu ko teg fële parce que du lu am solo. si contribution bi ñu war a contribuer si médecine. mais li si gën a am solo mooy soin bi. soin bi te ku wax soin yaa ngi wax médicament. te ku wax médicament traditionnel yaa ngi wax xam-xam bi nga xam ne moom la ñu maam doon fajoo. te xam-xam boobu bala ñu ko mën a bala mu mën a indi wàllam. dafa am fu mu war a tegu. dafa laaj ñaar ndaxte garab yi ñuy jox fi mu nekk nii seet jàpp ngeen ne comme ni nga ko waxee Sénégal bi nit ñi jaaxlee si feebar bi ku nekk yaa ngi seet pexe yi ngay def pour faju. oui. fajkat yi ñu ngi joxe seen i recettes. ñii ngi si télévision bi. oui. ñii ngi si rajo bi. yéen tamit ngeen di joxe seen ay recettes. ñii joxe seen i recettes. population bi da wuti di fajkat si parce que dafa am vide bu am. dafa am vide bu am. vide boobu mooy garab nga xam ne moo fa waroon tegu ne officiellement mu jóge si ay gëstu jóge si xam-xamu cosaan bi ñu teg jox ko population moo amul kon ñun ñu def jël ñu xam. li ñuy def li ñu xam nag mu baax wala mu bon muy am gàllankoor seen yaram mu ñàkk am gàllankoor moo fi am. vide boobu mooy lan ku wax garab traditionnel médicament traditionnel dafa am lu mu laaj te état bi dafa laaj ñaar la laaj dafa laaj recherche dafa laaj texte pour nga mën a jël ay garab traditionnel mën ko jox ci dispensaire yi mën ko jox ci patients yi mën ko dugal ci officine yi mën ko def ne dafa am fu mu war a jaar. te loolu pour mu am il faut mu am recherche ko il faut que état yi financer la recherche. ñi nga xam ñooy universitaires yi dugg ci recherche bi collaborer ak l'état de praticiens génne ay xam-xam yi nga xam ne moom la fajkat yore ak li nekk ci àll bi di ay garab ñu gëstu ko jël génne fi loo xam ne dañ ko teg ci loxo askan yi ñu jëfandikoo. kooku recherche la kon il faut que les financements la recherche scientifique dugg ci biir. il faut que des textes aussi. parce que ku gëstu. ba trouver da nga war produire. bu fekkee ne résultat yi positif da nga war produire pour nga produire nag il faut des textes. textes yooyu li nga wax lépp nag dara amu fi. dara amu si. recherche financement recherche amul laboratoire digne de nom amu fi te texte amu fi. loolu mooy gàllankoor kenn loolu tax ma wax ne la. médecine traditionnelle su mënoon na indi contribution. indiwu ko. su waroon indi contribution si feebar bi indiwu ko. indiwu ko mais quand même dañ nemmeeku que ni fii Sénégal am na si ñoo xamante ni ñoom ba fi Covid bi duggee ba léegi ñoom soo leen waxee dañ naan mbir mi daal am na sax yéen si seen wàll ñi nga xamante ni dañ doon joxe ay recettes. recettes yooyu yow lan mooy firnde nii loolu ku ko jël yàlla na la musal si coronavirus. xam nga firnde bi fajkat bi nga xam ne. dafa ne garabam mën naa faj corona daf ko yaakaar rek. daf ko yaakaar yéen ñi ngeen am. waaw donc loolu laa la bëgg a wax dama bëgg ne dafay yaakaar ne garab bi ma yor war naa mën a faj. yaakaar la parce que fajkat bi mënu see waat amu si yàqin boo xam ne mën naa wax ne garab parce que mu si faj ku am corona. mais su fekkoon ne daf si faj ku mu sa am corona dans le temps mu am expérience kon mën naa wax ne garab bi day faj corona. mais feebar bi dañuy feebar bu bees parce que feebar bu bees la nag te mënuñu see faj suñuy garab kon mënuñu si dogu ne day faj. mën nañ si yaakaar rek. ba à la preuve du contraire. alors recette yooyu yan la ndax fàtte lii du doy.
recettes yooyu. risque bëri na kenn li ma lay wax rek nee naa kenn ku nekk mi ngi joxe. waaw mais jox ñu si ay exemple. waaw moom mënuma ci wax exemple. parce que nit ñi ni ñu koy utiliser lépp li ma dégg si ñi di wax. waaw ñu ngi naan golañ bi gars yi di wuti golañ ñaa ngi bantamaare bi ñu wuti bantamaare ñi ngi naan ngeer bi di wuti ngeer ñëpp ngi wax lu nekk loolu nag li nit ñi wax rek laay wax. waaw mais xam nga doyen Abdoulaye Ndao yow yaay président d'honneur bu fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle mais war nga am ay recettes yi nga xamante ni vraiment nga ni lii ku ko jëfandikoo mbir mi daal mën nga tax yow yàlla musal la si Covid bi wala tamit même su la laale du la sonnal. man sama bopp en tant que fajkat mënuma waxal fajkat yi li ma mën a wax fajkat yi mooy li ma wax léegi. mais si sama wàllu bopp du ma taxaw ne dem garab bii dafay faj bi ma amee dafay faj feebar bi dafay indi saafara si feebar mënuma ko wax. comme li ma la wax rek. parce que da ngeen di am yaakaar. dañuy am yaakaar parce que yaakaar bi mooy que dox ñu ay symptômes yoo xam ne moom la feebar bi di indi te symptômes yooyu daan nañ ko faj si faju cosaan. yaramu tàng. sëqat yu mel na ñu lim yooyu kenn ku nekk ni nga yaakaar ne sama garab bi faj sëqat di faj fii sibiru di faj grippe bi war naa mën a faj. mais justement si war naa mën a faj boobu moo tax ñu gis ñenn ñi suñu seen yaram fekkee ni neexul wala tamit fekkee ni dañu am Covid-19 ñu utiliser ay garab yi nga xamante ni kër docteur ñoom ñoo leen ko sant naka noonu aussi ñuy utiliser ay garab yi nga xamante ni médecine traditionnelle la. waaw xam nga c'est comme li ma ko waxee rek Sénégal boo demee feebar bi sonal na nit ñi jaaxle nañu ku nekk da ngay seeti fi nga xam ne fa nga yaakaar ne bu ko jëlee wér. mais jaxas mélange boobu est-ce que nekk na lu gën. non njaxas mélange su gënul xam nga dafa am. mais am na ñu koy def quand même. dafa am faju di jël ay garab en même temps di jël seen ay bouteilles. waaw xam nga dafa am loo xam ne si faju cosaan El Hadj Malick. oui. da di secteur boo xam ne fi mu nekk dafa ubbeeku. kenn ku nekk mën ngaa jóg ne damay faj. ñii dañu yore xam-xamu cosaan attesté boo xam ne dañ ko doon seen famille nga xam ne moom ñoom ñoo daan fajoo ñu ko yore ko. ñii dañuy documenté wu sur le net. dañuy documenté wu sur les résultats. seen ay recherches. sur les résultats des recherches fondamentales. oui si yooyu la ñuy documenté wu jël seen recette jox seen i garab. kon wax dëgg si wax ne yomb na yow mi sax mu toll neexee nga def ko kenn mën na koo def. xanaa loolu moo tax yéen seen secteur bi ku nekk fu waay jógee rek ñëw dugg. de ce fait ku si nekk mu nekk si kër bu ouvert ku nekk waay dugg si charlatan yi bëri mu nekk un danger public nag. ça devient un danger public. oui. bu ñu tollee foofu nag day nekk un danger public parce que xam ne nekk jamono joo xam ne ci ragal yàlla gi bëritul. gis ñoo xam ne sax ci jamono dañuy jël yàpp mbaam sax di ko jaay. dañuy seen def di ko def ku def loolu attan ngaa jël garab mélange ne day faj li te du faj. te loolu day dem ba nekk. ndax day wut xaalis. danger day nekk danger public. mu nekk loo xamante ni baaxul ci santé publique bi te loolu mën na lor doomu aadama yi ñu génn àdduna. loolu tax actuellement li xew ci secteur bi da ci def nànk li mu war a indi si njariñ te du ko indi si njariñ crédibilité médecine traditionnelle dam ñuy fajal da koy wàcc da koy yàq kon dafa laaj une réglementation bi nga waxoon. fa ñu daal di jëm si dafa laaj une réglementation ndaxte publicité bi dugg na si nga xam ne ñëpp ñu ngi si média bi di publicité si rajo yi télévision bi rien que pour un gain te xam ne santé si wér-gu-yaram santé publicité sellul ndax kuy publicité da ngay jaay sa bopp. te kuy jaay sa bopp ni nga wax noo xam ne sax mën naa nekkul si yow. ndax lu am loolu tax actuellement que ñu war a réglementer le secteur. ñu war a réglementer mais justement avant sax ñuy àgg si réglementation boobu comme ba léegi sotti mais lu tax si sa gis-gis askanu Sénégal bëgg médecine traditionnelle. askanu Sénégal am na ñoo xamante ni lu leen mënti dal lu leen mënti jot ñoom xalaatuñu dem hôpital ñoom d'abord médecine traditionnelle. en même pendant ce temps aussi doon ngay gisee ñi nga xamante ne ñu dem si hôpitaux yi ñu xool leen du ñu gis dara suñu demee si médecine traditionnelle après ñu wér. dafa am lu ko waral. lépp moo ko waral. li ko waral mooy benn suñu cosaan la suñu culture la surtout patrimoine culturel la. suñu la bokk. oui. ñaareel bi y a l'accessibilité. y a l'accessibilité. beneen bi y a l'inaccessibilité des services publics de santé daf ko waral. li ko waral moo di feebar yi dañoo bëri. yooyu yëpp ñoo mélange ba nga xam ne la. comme ni ko OMS waxee 85% des populations constituent l'état de part sain. lu ëpp si askan wi dañuy def faju cosaan parce que dafa bokk si ñoom dañ ko gëm
te gis nañu ne moo gën a jege moo gën a yomb. te gis nañu ne faju docteur bi dafa yombatul te neex fa yegg. feebar yi bëri na loolu mooy aspect yi nga xam ñoo lënkaloo ba tax nit ñi wutali faju cosaan bi. alors est-ce que aussi jotul ñu identifier kan mooy tradipraticien. waaw il est temps ñu identification bi dafa am solo. identification bi dafa am solo parce que boo seetloo. ni ñu koy waxeeti 63 ñu koy waxeeti sur le plan au niveau de l'OMS. oui. 63e session bu comité régional. de l'OMS pour l'Afrique. oui. seen résolution yi dañu wax ne état yi pour ñu organiser. oui. ñu réglementer les produits ici les produits traditionnels, réglementer les tards de parcelles, réglementer leurs pratiques. loolu la invité ñu def ko c'est pour réglementer les tards de parcelles il faut que ñu identifier leen. il faut des mécanismes des procédures d'identification des tards de parcelles. yooyu yëpp nag pour mën a am nag il faut que ñu am texte juridique comme loi bi nga xam ne moom la ñu defaloon yàgg bu nekk assemblée nationale bu génnoon tey jii yi ay piste yoo xam ne dañu mën a identifier les tards de parcelles. oui. ñu organiser leen ba nga xam ne dañu xam kan mooy kan moo war a def lii. am na solo ak ko warut a def lii. kan moo war a jaay garab kan moo warut a jaay garab kan moo war a produire garab kan moo warut a produire. am na solo ma fàttali suñu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi dalal Abdoulaye Ndao jiite nekk président d'honneur de la Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle et président de l'association des médico-droguistes phytothérapeutes herboristes ak tamit lu ñuy wax opothérapeute traditionnel du Sénégal mu nekk tey suñu gan si émission Kenu Askan Wi. alors Abdoulaye Ndao fu feebaru mbas mi toll ni jamono ji si réew mi si àdduna bi ba nga xamante ni Sénégal mu ngi si troisième vague boobule troisième vague jamono ju ñu koy wax ñu gis ni am na benn variant bu bees C.1.2 bi nga xamante ni mu si yenn dëkk yi si Afrique sax nemmeeku nañ ko ci Afrique du Sud alors ñaanuñ ko yàlla mais feebar bi quand même mu ngi fii ba léegi naam sax si troisième vague bi kaay ñu ngi wàññeeku alors est-ce que mën nañ wax ni dafa jot ngeen cohabiter mu am cohabitation entre médecine moderne ak médecine traditionnelle ngir xeex feebaru mbas mi cohabitation bi est-ce que mën nañu wax ni la cohabitation s'impose. waaw la collaboration s'impose xam nga collaboration médecine moderne et médecine traditionnelle yàgg nañ ko wax. te yaakaar naa ne boo ko seetloo fi ñeent fukki at ak léegi ñu ngi wax collaboration entre médecine traditionnelle médecine moderne. ñu ngi wax valorisation médecine traditionnelle promotion médecine traditionnelle. ba léegi maa ngi si profité di nuyu El Hadj Cheikh Tidiane Thiam mi nga xam ne fu yegsee fii daanaka moom la. ak liggéey bi si Aliou Aw def yoon cellule médecine traditionnelle. ak professeur Bassane. ndax liggéey ñu liggéey bu am solo si wàllu boobu. collaboration bi dafa jot il est temps dafa jot parce que même bu feebar bi ñëw sax yeneen feebar mën na ñëw ëllëg kon dès maintenant dañu war a mën a collaborer mais collaboration bi il faut ñu définir les axes de collaboration. si àll mi si. faut ñu définir les axes. oui les axes de collaboration il faut ñu xam. maanaam lan nga waxee. xam nañ ko. lan nga bëgg wax yéen. dama bëgg wax maanaam yéen waa médecine traditionnelle dafa am yoon boo nga xamante ni yéen wala dafa am benn protocole boo leen di exiger wala. non exiger wuñu ko war a mais dafa am axe yoo xam ne si leen war a mën a collaborer pour que ñu wax collaboration bi effective na. muy lan. benn dafa am collaboration pour la mise en place d'une politique de médecine traditionnelle kooku déjà am na collaboration am na parce que nous sommes en fédération. oui c'est le ministère de la santé qui nous a aidé ba ñu mat taxawal une fédération qui regroupe 64 associations. déjà pour collaborer pour mettre en place une politique de médecine traditionnelle pour intégrer la médecine traditionnelle donc le ministère de la santé collabore avec la fédération pour que ñu mën a taxaw loolu déjà boobu collaboration mais dafa am benn collaboration bu am solo mooy que sur la référence de cours c'est-à-dire que ñu toll foo xam ne médecin bi mën na envoyer un patient un tas de patient mu consulter ko wala un tas de envoyer un patient vers un médecin. oui te boobu collaboration mënut a nekk
parce que ñi dañ nekk ci un cadre légal ñu nekk ci un cadre illégal ñu sont régis par des textes ñu régir ñu par des textes kon médicament bi ñuy joxe état c'est pas un médicament boo xam ne c'est validé donc le médecin foofu collaboration de mooy collaboration recours bi foofu mënul nekk. La collaboration pour la production de médicaments avec les chercheurs. Oui. Parce que pour trouver des garab tax defal ko il faut mu am collaboration. ñi nga xam ne universitaires yi collaborer avec l'état de passé pour seen xam-xam ñu mën seen liggéey ba mën a produire des médicaments traditionnels boobu collaboration dafa war a am te boobu amagul kon mu wax na ne beneen collaboration bi c'est la collaboration pour les questions de santé publique comme ni ma ko wax léegi s'il y a des cas de maladie de pandémie ou bien d'épidémie que l'état de passé taxaw dans la sensibilisation dans l'information et dans la communication kooku collaboration la. kooku nag dañ si yàgg du def tout le temps ñu koy def côté boobu. kon deux aspects yooyu moom la ñuy def deux axes yooyu ñu koy def mais yenn axes yi moom foofu la collaboration te foofu boobu ñaari axes yu ñu bàyyi moo gën a am solo pour askan wi. mooy askan bi nga xam ne dañu mën a am suñuy service yoo xam ne officiellement reconnu te yooyu laa xam ne point zéro lañ ci nekk. alors jamono ji est-ce que mën nañu wax ni yéen mën ngeen teg ci table bi lu leer nañ ba feebar bi jógee fii. fu ñu mën a teg. duñ mën a catégorique. est-ce que mën nañu wax loolu. fu ñu mën a teg dara ci table bi. li ñuy teg ñu mënuñu ko jox patient mënuñu ko dox docteur mu joxe ko dafa am fu mu war a jaar. am fu mu war a jaar su ma jëlee sama garab man. jox ko benn médecin ne ko garab bi day faj corona mais duñ ko jox patient mukk médecin du ko jox patient mukk. du ko jox beneen tradition ñëw jox ko sama garab yi wóolu ko ak lu mu ko mën di wóolu ak lu mu su am yaakaar ne da koy faj tamit bu ko joxee médecin bi da ko joxe. kon ñun nan lañu war def il faut qu'on s'engage dans la recherche il faut que garab yi xam-xam ñu yore ñu jël ko étudier ko seet ndax li ñu si wax am na wala amul su amee ñu jox ko ñu travail su ko amul ñu ne amul. mais lan moo tax aussi yéen réponse yi nga joxe léegi nii nga ni mbir mi dafa laaj ay recherche ñeneen ñi aussi dañu def loolu ñeneen ñi nga xamante ni dañu jooxu ci seen biir secteur bi di indi ay mu nekk ay danger public di tamit sonnal ñi nga xamante ni dañ koy jël ba ñu loru ci ñooñu vraiment est-ce que jotul ñu interdire leen ñu nekk ci plateau yi. est-ce que loolu wóol yéen waroo leen taxawal wala ngeen def benn plaidoyer su ko defee vraiment ñu xam exactement ñan ñoo nekk seen biir ñu si nekkul ñu génn si. loolu soo ma posé ma laajee question sax damay reetaan. lu tax. parce que dañ si def lu bëri bëri. da ngeen si def lu bëri ba lott si. waaw maanaam daal seen secteur bi dafa am ñu si juux. lott nañ si war woon nekk. nga baal ma am na ku nekk si bi ñu jël ko allo kooku dem na du ñàkk suñu téléspectateur bi mu woote waat si 88 628 32 32 muy numéro serveur vocal bu ITV. mu bàyyi la xam nga am na loi boo xam ne qui interdit la publication dans les médias mais loi ba appliqué wuñ ko tey Sénégal war na ko mën na ko yëkkati. waaw ndax loi publicité bi moom vraiment moom 83 ba 84 mu ngi fi 1983 84 ba léegi mu ngi fi mais bon. tey Sénégal mën na ko brandir parce que. bi fi benn. baal ma bi fi benn. waaw nga baal ma am na ko nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum El Hadj Malick. waaleykum salaam kilifa gi Cheikh ziar naa la. barakallah di la ziar di nuyu sa invité bi. alhamdulilah ndax téléspectateurs yi ñoom si nañ bokk mu ñuy woowee Kaolack bisimilah daal jàmm. barakallah sa invité bi di ko félicité di ko gërëm parce que. vraiment am na loo xam ne daf ma yàgg métti cof na ko laal ko. mooy ci courage bu mu am pour wax ci li xew ci réew mi. xam nga pajum cosaan. oui kenn mënu ko wétti parce que lu existe la lu am la. exact. ni alquran amee ay laaya yoo xam ne soo feebaree naan ko. oui wér wala su la jaaxalee ngay dem ci yenn liggéey pour ragal nga ñu la takkal nangam wala ngay génn sabali la noonu la amee ci reen yi ak kas yi. c'est-à-dire problème mu Sénégal mooy dafa am benn problème boo xam ne man dama jàpp ne maanaam jot na état bi jël ci ay daan yu sévère xam nga ay charlatan yoo xam ne kenn xamuñu suñu jógee xoolal Dakar fu waay jógee ko léegi ci capitale Afrique yi Dakar ngay ñëw soo ñëwee di collaborer ak yenn animateurs yi nekk ci télé yi nga baal ma du ñëpp wala yenn journalistes yi invité ci ay plateau yoo xam ne su fekkoon ne réew mi lislam parce que am na yoo xam ne jaaduwul
ab jullit taxaw di ko wax wala ab jullit taxaw di ko wax ci réewu jullit wala nga gis yenn animateurs yi duñ invité charlatan boobu mais dañuy collaborer ak charlatan bi mu leen di Wave wala Orange Money nga baal ma ci pub buñ toogee ci télé bi defal ko benn pub wala benn promo yooyu dafa war a jeex ci réew mi loolu moo tax ñu bëri dañoo dem ba gëmatuñu ne fajum cosaan lu wér la mais fajum cosaan lu wér la mën na ko mais nag mënu ma fexe ñëpp gëm ko ndax alxuraan ñëpp gëmuñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp gëmuñ ko ñëpp nekkuñu ay jullit mais jot na état bi ci bopp ñu jël ay responsabilité dajale borom xam-xam yi segg leen ñu toog ak techniciens yi ak médecins yi ñu jéem a trouver solution yoo xam ne nit yi danañu gëm ne lii lu am la suñ maam yi démb moom lañ doon fajoo boo feebaree ñu ne la naanal nangam soo sojee ñu ne la naanal nangam su la dara di fe jotee ñu war a loolu moo fi masoon am fii jigéen boo demee ci àll bi jigéen daan na lu wan loor ba xëy si Malick du taxaw ci hôpital xam nga bu baax li ma lay wax da ci tegtal mag ñi rek lay basé wu te fi mu ci jàmm kon charlatan yooyu jot na ñu wax ak CNRA wax ak organe de presse yi télévision yi ne leen am na façon nit yoo xam ne di yoon sax ngay wax di leen tudd ci tey waxuma laal ñu leen di invité te ñi koy def ak ñoom c'est des complices yoo xam ne seen intérêt personnel à mettre population bi en danger maa ngi sant bu baax di gërëm di leen ñaanal bonne continuation salaamaaleykum. merci beaucoup Cheikh nga nuyu waa Kaolack mu nekk fidèle téléspectateur ba nga xamante ni muy fii si Sénégal wala su nekkee biti réew ca Italie dafay suivre émission bile di Kenu Askan Wi alors ñoo ko gisandoo de mooy lu ñu doon wax léegi mais sànq yaa ngi woon si benn explication li wax dëgg la jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm sa intervention bi am na solo lool te li nga fit moo am dafa amoon CNRA benn rajo benn télévision bu mu fi sanctionné parce que dañu doon def publicité xeesal ginnaaw ma génne woon sa article jamono joojo pour wax ne autant que ñu mën a sanctionner publicité xeesal ci télé bi autant que ñu mën a sanctionner publicité médecine traditionnelle c'est dans les médias ndax il y a la loi qui existe qui interdit la publicité en matière de santé pourquoi defuñu ko pourquoi que état bi nga xam ne moom yore kattan gi ak man-man bi kon état bi dafa seetaan il faut le dire dafa seetaan dafa war jël responsabilité jël ay responsabilités parce que yàgg nañu soo xee sax léegi moo ne la dama ba ngay wax posé question bu dama reetaan sax parce que jaar fi ñu jaar pour arrêter loolu dafa bëri partout de presse yi am na ñoom ak benn journée waxtaan ak ñoom ak ministère de la santé pour ñu jàppale ñu si loolu def nañ ko fii c'est-à-dire def nañ ko kii nañ leen tamit alerté nañ bind nañ leen lépp loo xam ne rek waroon nañ ko def rek pour ñu arrêter publicité def nañ ko mooy muy gën di persister ko état ma seetaan parce que yom na jumtukaay yoo xam ne mënoon na ko alerté bien que y a la complicité des médias mais médias yi xam ne ñoom ay actes commercial dañu wut waaw mais quand même du média yëpp mais du média yëpp ndax ñun moom yooyu moom neewul si yoon ñu du média yëpp oui te fajkat yi gis nañu dañ si ay dóorkat ci bëri ñuy dóor marto dañ si bëri maanaam dañuy dóor dañuy dóor dañuy bëri te ñoom dañuy dóor nit ñi di leen fekk si parce que nit ñi dañuy jaaxle lañ leen di wax loolu dañ koy gëm buñ demee mais lu tax loolu suñu société bi toll fi nga xamante ni maanaam nit ñi dañuy dem si charlatan yi maanaam daal dañ fay dem fees fa dell xam nga boo coow yi lu mu bëri nit ñi daal am na ñoo xamante ni dañ fay dem xam nga jaaxlee nit waxal la na mu lay waxee ak pertinence ba muy waxee ak éloquence ba muy waxee ak firi ba ñu koy indil di ko teg ak témoignage yi ñuy teg dañu yaakaar bu ñu fa demee dañu faj parce que dañoo jaaxle dañu feebar problème bi loolu la dañu foog dañu feebar loolu loo xam nag li ko mën a indi nag mooy que il faut ñu réglementer la projet de loi bii nelaw Assemblée nationale 4 ans ma nga fa di nelaw fu ñu ko indi woon yaakaar naa ne bu lépp réglé wul yaakaar naa ne lu si bëri dina réglé alors Abdoulaye Ndao est-ce que aussi jotul ñu introduire benn module de formation diplômante jëm ci wàllum médecine traditionnelle mu dem sax ba am spécialisation xam nga loolu pour mu am il faut que li ma la wax rek il faut que loi bi ñu wote ko parce qu'il y a déjà un document maanaam loi bi daf leen baal lu bëri il y a un document de politique nationale oui l'État Sénégal def na un document de politique nationale et dans le document de politique nationale génne nañ si 8 points yoo xam ne mooy gàllankoor faju cosaan mu tegu si war a tegu
te ñaari si naa si wax ñaari yoo xam ne am na solo. si point yooyu. oui mooy xam ne mooy xam ne mooy ñi mën a gàllankoor ba ñu bëgg a def ni ko ma def benn mooy la formation il faut le renforcement des capacités. des tartes dans les paquets de services prévention éducation et tout ça et l'autre mooy la production de médicaments issus des plantes. y a le document de politique nationale. D'abord le document de politique nationale pour ñu ko mën ko appliquer il faut que projet de loi bi. il faut que la loi qui autorise l'exercice de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle il faut que ñu mettre en place suñ ko tegee ba pare nag léegi le document de politique nationale état mën ko dérouler. alors est-ce que mën nañu wax ni muy médecine traditionnelle médecine moderne kenn mënul jaar yoonam maanaam il faut des fois ngeen tase. il faut ñu tase. yéen ngeen soxla leen ñoom ñu soxla leen. dañuy soxla loo tax ñu te loolu sax dañ koy gis ci ay cas pratiques. loo tax Léo Maïs wax ne pour ñu atteindre la santé pour tous il faut ñu intégrer médecine traditionnelle dans les systèmes de santé ah oui loolu la Maïs wax na ko. les pays tous les pays l'Afrique ont signé ces résolutions. Le Sénégal a signé toutes les résolutions de l'OMS concernant l'exercice de la médecine traditionnelle, concernant la production des médicaments, contre la protection des savoirs traditionnels, la documentation, la préservation des droits de propriété intellectuelle. Il faut ñu élaborer une législation, une législation pour les droits de propriété intellectuelle, la protection des droits de propriété. Kon nga xam ne état yi nelaw Sénégal en particulier ñu ngi si point mort yi nelaw. voilà le Sénégal daal ñun jamono ji dañuy nelaw. alors dañuy fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Abdoulaye Ndao président d'honneur de la Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle et président de l'association des médico-droguistes phytothérapeutes ak herboristes opothérapeutes traditionnels du Sénégal moo ne tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi. alors soxna Ndeye Marième Gaye demoon na seeti ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum médecine traditionnelle mu tamit reportage bi nga xamante ni mooy wax tool alors Ndeye Marième Gaye nañuy teewlu si boobu le reportage ñu dellu siwaat si plateau bi si complicité wu Ramatoulaye Sall Diop mi nekk ci réalisation bi. Andolphia Eudoloti wala toll ci wolof moom mi ngi bokk ci famille Apocynaceae yi bileb meññeef nag mën a toll ci diggante ñett jàpp ñaar fukki gramme yore couleur bu jaune jàpp orange moom mu ngay bàyyeekoo ci réewu Côte d'Ivoire ñu bëgg ko loolu fii ci Sénégal rawatina jigéen ñi boo demee ci Gueule Tapée ci njaay yu ndaw yi table joo gis daanaka yaa nga fa gis toll ji mu nekk nag lu sénégalais miin lool jaaykat bi nga xam ni jamono ji gafaka ma ngi fees dell mu ngi wax ni mi ngi koy jaayee diggante juróom jàpp ñaar fukk su ko toggee nag mën na koo jaayee 250 ba sax téeméer. tool bi moom macha allah mi ngi dox moom sénégalais bëgg nañ ko moom. syndicat lañ koy jëndee carton la ñuy jëndee carton tool. 30 000 lay jar ça dépend bu wàccee noonu wala 15 000 francs. ça dépend daal tool su mu amee nii ça va 15 000 francs. 7 000 ça dépend. période bi tool bi moom day dox moom macha allah. amul màdd moom jeex na moom instant ne période bi mi tool la moom nit ñi moom la ñuy gën a bëgg daal. am ñoo xam te suñu ñëwee dañuy laajte dañu te li màdd la ñu la déedéet li tool la duñ ko ñamee nga xam ne tool la. confit bi suukar xorom kaane dafa ko bu mu saf daal. mu nekk nag meññeef boo xamante ni mën nañ koo def jus wala confiture ci ni ko ndaw yi gisee te nga xam ne dañ ko bëgg lool. tool da dama koy gis gars yi di ko jaayee ni la waaw tool dama si lekk dama koy lekk kay saf xanaa saf rek lay kii de non man xorom waaw man ma def si xorom bu bari daal moo ma gën waaw mais madd ak tool soo xoolee benn la waan tool moo gën a saf madd waaw moo gën a saf madd de du benn sax lay waaw dinaa koy lekk kay nee nañu day faj de waaye xam na daal na de waaw ci axlu farax la bokk de waaw ak mat ay doomi ndey lañu waaw. Andolphia Eudoloti wala toll nekk meññeef boo xamante ni dafa xaw a weex jàpp forox waaye nag riche loolu en vitamine C ak E
mën a dimbali corps humain ngir mu gën a am doole ci ni ko nutritionniste bi gisee docteur Mati Diagne. di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon soxna Ndeye Mariam Gueye si caméra bi mu àndoon si ak Augustin Mandan. alors ñoo ko gisoonoo Abdoulaye Ndao na nga gisee reportage bi. waaw xam nga Sénégal dañu may. lu bëri loo xam ne exploité wuñ ko. oui. madd bi ngay gis nii. oui. même plante médicinale. racine yeeg. oui. les écorces ak xob yeeg lépp day faj. léegi nii fruit bi fi mu nekk nii ñu koy utiliser. xam ne c'est intuitif. ñu koy utiliser def loolu nga xam ne li may wax rek ne. bon suñu réew yi dañoo fulaluwul vraiment li nga xam ne mooy suñu am-am. di wàllu xam-xam. te mu nekk mais fii madd jigéen ñi bëgg nañ ko de. waaw xam nga surtout ay même Ramatoulaye Sall Diop mi nekk ci réalisation bi acteur de mi nekk ci son bi. ak Angèle ñoom jigéen ñi dañ bëgg madd. waaw xam nga dafa neex tey ji boo ko defoon jus fi mu nekk nii yaakaar te di jaral lu nekk. waaw diñ ko defoon jus fi mu nekk nii waxtu jigéen yow sax yaa ko gën a bëgg sax jigéen ñi. waaw suñ ko defoon jus. waaw bon dafa neex xam nga. loolu tax fi mu nekk nii. muy madd muy ditax yeeg ak yenn yëpp nit ñi dañ ko bëgg. waaw loolu tax fi mu nekk actuellement ñu war def benn politique boo xam ne si wàllu plante yi. parce que am na plante yoo xam ne bëri yoo xam ne fi mu nekk nañu koy exploité. bëri na bëri boo xam ne dañ ko waroon a fexee gën ko def promotion. mu nga xam ne léegi da ngay gis njëmbatu da ngay gis ay toolu màdd wala nga gis ay tool yu ditax wala ngay gis toolu ay kii fi mu nekk foofu lañ toll fi mu nekk nii. parce que dañu war a sóor ne ëllëg d'ici 50 ans si kanam wala d'ici 40 ans si kanam xale yi suñu setaat yi dañ koy soxla. te bu nekk ndànk avec kii bi environnement nu mel bu def plante yëpp dañu wàññeeku. am na solo alors beneen enseignement bu ñu war a jàng si crise sanitaire bi mooy lu jëm ci wàllum souveraineté pharmaceutique c'est vrai PAP 2A bi bokk na si mais souveraineté pharmaceutique suñ ko amoon dina mën a régler problème yu bëri. waaw am na feebar yu bëri yoo xam ne El Hadj Malick tey jii war nañoo fekk ñu koy defal suñu bopp. te duñ ko jëlee fenn lu suñu àll bi ñu koy jëlee. ak xam-xam yi fajkat yi yore mais. foofu dafa dese lu bëri yoo xam ne suñu dirigeants yi du seen préoccupation. maanaam pouvoir public yi foog ñu góorgóorlu ci fànn boobu nga xam ne tollu ñu fa xam ne feebar yu bëri actuellement. ñu ngi subventionné ay médicaments di ko jëlee à l'extérieur ji te suñu àll bi ak suñu xam mën nañ ko fee defar tey foofu la ñu waroon toll fi mu nekk nii tollatuñu fi yenn gabar yi ñu koy jëlee ji bitim réew. mais quand même Sénégal. def na jéego gu solo ndax si atum 2022 incha allah dañuy commencé defar lu jëm ci wàllum vaccin fii si Institut Pasteur. mais waaw mais man kii El Hadj Malick dama jaaxle. damay laajte loolu lu tax lu toll ni feebar bi yegsi. ñu yittewoo vaccin nga xam ne vaccin pour prévention la. oui du la dal wala doo ko wàlle te yittewoo ñu génne ay garab yoo xam ne pour faj la vaccin. mais man loolu moom laay posé question yitte bi ñu am bay dugg si di am yitte di si jël seen i moyens. di si jël seen xam-xam dugg si laboratoire yi di gëstu vaccin. defuñu ko noonu pour génne garab lu tax. kon yow loolu daf la jaaxal. dama jaaxal en tant que président d'honneur de la fédération sénégalaise des tradipraticiens. booy gëstu vaccin. gëstu garab faj feebar bi. ñun ñii tey Sénégal bu ko sax sur le plan international chercheurs yu mag yi defuñu ko ñun Sénégal sax ñuy. mais si sa gis-gis lu tax defuñu ko. ba yow ngay posé wu ay questions. pourquoi lu dul rek garab yi fi nekkoon rek avant corona bi rek moom la ñu utiliser. mais lu tax moom ma jaaxal lan moo nekk si biir. kon da nga jàpp ni dafa am. lees waxul dafa am lu ñu waxul la nga xamante ne daal vraiment. parce que kuy gëstu. prévention nga gëstu curatif muy garab yi. te yàlla feebar bu mu andi la koy faj ñoo ko gisul ñoo ko xamul mais buñ ko buñ ko suñu chercheurs yi suñu experts yi nekk Sénégal taarukal la plante yu bëri def nañ si ay gëstu. je me rappelle si première vague pandémie bi ministère de la santé taxawaloon na benn comité si comité boobu man li ma si intéressé sama commission bi xam ne moom laa bokkoon savoir endogène et la médecine traditionnelle nga xam ne ñu waroon a gëstu. commission waroon liggéey ba proposer quelque chose ministère de la santé pour lu ñuy mën a lutter ko si coronavirus en matière de plan commission bi daje nañu ay ba defar suñu programme projet ba budgétiser fële lépp doxee tàmb géej
kon tu poses la question est-ce que ñi am seen traditionnel les médicamentations am na seen préoccupation te chercheurs yi am na garab yu bëri yoo actuellement xam ne population koy automédiqué wu fi mu nekk nii ñoom gis nañ def nañ si ay recherche ba am si des pistes il fallait que ñu dugal les moyens ñu dugaat soobu si liggéey bi pour mën a quelque chose d'intéressant génne quelque chose boo xam ne vraiment dina am solo mais defuñu ko voilà. kon daal bi daal jaaxal na la. affaire mi jaaxal. alors les pays en voie de développement ñoom aussi war nañ tirer leçon ci situation bi nga xamante ni ñoom suñu nekkoon ñu autonome suñu amoon suñu autonomoon lii nii mën nañ fa bañ a àgg su ko defee ñoom mbir mi lépp lu jëm ci wàllum Covid 19 bu bañ a àgg fi mu àgg. waaw autonome ñu parce que duñu xalaatal suñu bopp. duñu xalaatal bopp dañuy toog ñuy xalaatal dañuy xalaatal suñu bopp duñu xalaatal suñu bopp duñu gën a solution bopp da ngay seetlu da nga xoolal. si les gestes barrières yi nga xam ne moom la nit ñi wax moom la ñu wax rek. masque gel distanciation. jéemuñu indiwaat yeneen. ba léegi génnewuñu. waaw mais sëñ Moutaga ñu ngi koy sant bu baax. oui yàlla fi yàgg te wér génne woon na benn wax wàcce ay cas sax saay. oui mais geste barrière la. am na solo. ak yeneen yoo xam ne. oui mënuñu ko gëstul suñu bopp. mais d'accord nga que ni vaccination bi tamit am na solo. non vaccination bi am na solo parce que vaccination. ban message ngay lancer Sénégalais yi jëm si fànn boobu. vaccination bi dama si laaj si kenn dama si maandu. da nga si maandu yow. waaw ku bëgg a vacciner gën ko vacciner. ku mu doyul sa yaram yàq nga. mais duma parce que aw ma yàqin. oui si loo xam ne. mën naa see waat. mais sa lecture personnelle lan la jëm ci wàllum vaccination. sama vaccin mooy que ne ku mu doy. maanaam sa gis-gis yow. sama gis loolu. ku mu bëgg rek te mu doy la rek te mu wóolu ko nga dem vacciner wu. parce que lu dugg si yaramu nit te mu bëri controverse bëri coow du ma si lancer appel def leen lan. mais pourtant dañ gis ni scientifique yi chercheurs yi ñoom jàpp nañ ni vraiment vaccination bi nekk na lu am solo dina tax kaay wàññeeku. mais du scientifique yëpp. am na scientifique yu weddi. am na scientifique yu weddi. am na médecins yoo xam ne sax fii Sénégal gi sax des médecins yoo xam ne tamit maa ngi ñoom ñoo si am si information si kaw si kii bi vaccin bi. ñoo si am information kon daal mbir mi ku mu doy. ah waaw na nga dem vacciné wu loolu nga gis. loolu laa gis. ku mu doy nga kii waaw ah nit luy dal li lay dal léegi yow lay dal. waaw ku nekk daal moo xam yaramam. waaw kenn ku nekk moo xam yaramam. mais li si am solo mooy que ne feebar bu ñëwee ne ñëpp moytu. alors ñëpp moytu ñëpp fagarlu. am na solo am solo. alors ëllëgu médecine traditionnelle ak fi fe mbas mi toll lan la si gis-gis. non ëllëgu médecine traditionnelle man vraiment man fi mu nekk dama si jaaxle. ah bon ah oui. lu tax na jaaxle si mooy ñi si ñu jooxu. ñi si parce que li ma si jaaxle mooy 40 ans ñu nekk si promotion valorisation intégration de la médecine traditionnelle. ba léegi. 10 ans ñu nekk si projet de loi 20 ans ñu nekk si projet de loi. 4 ans projet de loi mu nekk assemblée nationale génn ah ñaata at ñu nekk si document de politique nationale affaire bi sotti lépp mel ni rek point mort la nekk. charlatan yi di gën a bëri ñu koy seetaan publicité bi gën a bëri ñu koy seetaan lu waaye neex def ñu koy seetaan mu bëgg a nekk un demi siècle jusqu'à présent ñuy daw médecine traditionnelle mënut a sotti ko nooy am xanaa yàlla dimbali ñu dajeeg ñoo xam ne ay acteurs yoo xam ne ay dirigeants yoo xam ne. médecine traditionnelle nekk si préoccupation ñu nekk seen fulla seen fa ñu taxaw si. ñu si war a taxaw xam ñu yàlla dimbali ñu si boobaa. am na solo mais fi ñu toll nii à l'état actuellement mi. gisuma si loo xam ne fi mu nekk dañuy dama si am optimisme. am na solo man lay gërëm di la sant Abdoulaye Ndao sa dernier mot. waaw ñu ngi lay sant di leen gërëm. si invitation bi si thème bu am solo bi. parce que tamit def médecine traditionnelle dafa dañ si war a waxtaan. parce que fi mu nekk dafa nekk question de santé publique. nit ñi war nañ see yee nit ñi war nañu woo nit ñoo xam ne dañuy gindi askan wi. pour ñu xam fa la ñuy teg sànq si faju cosaan bi daf si am solo trop. loo xam ne du leen lor. loo xam ne du leen lor. très bien daf si am solo ñu xam fi ñu teg seen tànk bu leen lor ñu leeral nit ñi tamit ne si wàllu politique médecine traditionnelle fan lañ si toll lan la si état def ak lan la si war a def. oui waaw yooyu yëpp émission mel nii dafay wate am ñu lay sant di la gërëm tam ñu ñaan ñëpp. di la gërëm bu baax di la sant. kon Abdoulaye Ndao président d'honneur de la Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle et président de l'association des médico-droguistes phytothérapeutes herboristes opothérapeutes traditionnels du Sénégal moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi di gërëm bu baax mbokk téléspectateurs yi. di tamit nuyu du ziar Pape Nala Dieye président sortant mouvement Africa First ndax mu ngi France fan yi la fa dem ngir eggali étude dem ndax message na ma ni mu ngi seetaan émission bi en direct ITV ñu koy seetaan bu baax a baax ca France di ko gërëm baax di ko sant ndax Pape Nala Dieye ñëw na fii benn yoon du ñaar yoon
si bile émission di gërëm bu baax mbokk téléspectateurs yi amul seen fay Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi Torodo nekkoon ci son bi di gërëm tamit Dami ci équipe technique bi di gërëm ci caméra yi Pape Mafal Fall ak Angèle ñoo si nekkoon ba suba incha allah ñeenti waxtu.